24 heures laa la may. nga teg ci samay loxoy 2 millions. ah tuuti fa avance. waaw. alu gàtt na di. big naas. big nose. ah big nose. big noos noos mooy lan mooy bakkan bu rëy waaw bakkan bi rëy na waaw. man mi may bëy bu amul bàjjan. toj na Sénégal ba Sénégal toj. man guy gu réegi ci digg màndi. arnaqueuse bu mag la. maa yëngal lépp yëngal fépp yëngal ñëpp te pareegu ma sax pour yëngu. jërë ngeen jëf cànd beeg Walf TV leexu jamono ginnaaw bi ñu leen nuyoo ba noppi tey ci talaata ji li gën a fees ci bopp xibaar yi jàmm munta am fekk jafe-jafe yi nga xam ni ñu ngi koy jànkonteel ñoom professionnel technicien yi ci nekkee ci wàllu paj mi ñu tuddee leen boole ñu ni nag waa système LMDB boobu la ñu bëgg ñu yaatal ko ci établissement yëpp boobaa kenn ku ci ne mën ñu mën laa classé nga xam la ngay jar ak lañ la war a fay taxawaay ñaxtu la ñu xëyee ci talaata ji ci màkkaan mi ñu dénk wàllu woowee den ci teewlu Cheikh Seck moo jiite kuréel gi ñu doon taxawal di fippu ñu wax ci leneen mu toll ci wàllu njàng mi juróomi junni yoo xam ni nguurug Sénégal ni nar na koo jël ci ay dossiers yoo xam ni dañuy dugal seen i kayit ci wàllu internet bi boobaa ñu mën leen a tànn SAMES ak waa IDEN ni ñoom ànduñu ci tey àndu ci ëllëg ndax nag loolee mën naa indi ab tooxi doona ci wàllu njàng mi dañu ko def ba lépp leer nañu recrutement bi warta nekk sorxo nañu ko bennal moo tax kuréelu jàngalekat yooyu àddunañ ci reportage yu Moussa Sène mi leen seeti woon collectif taxawu Jolof jóg nañu wàcc ci mbedd mi mer ànd ak seeni natango kenn desul ca dëkk ba la leen wàcce ñu ni hôpital ba nga xam ni moo nekk ca diwaanu Jolof Maguette Lo dafa métti lool pay ga lu ñu leen fa laaj duñu ko am daanaka askan wa nañu ñëwee ne leen ñuy ñibbeeti bëgg nañu sax la fa dugg ci koppar ñu audité directeur général bi nga xam moom la ñu ko dénk ba xam yore nam ba setul ndax ñaawlu nañ ko ñoom waa Jolof ak la ko war kenn ci ñoom dinañ ko teewlu ci biir xibaar yi moom la askan wa dénkoon seen kàddu ci kanam tuuti ñu yaatal ko li ci des magazine bi la ñaareel page dinañ ko bàyyi Moussa Fadio buñ ca yeggee. dalee nag jàmm munta am ci wàllu paj mi fekk nag technicien supérieur yi jëluñu leen kenn ku ci ne la nga moom ñu jox la ko classé waat leen ndax loolu la ñuy sàkk bu yàgg ba tey mu am ay yëngu-yëngu dem nañu sax ba ni système LMD bi la ñu bëgg ñu jëfee ko ci ñëpp bu boobaa kenn ku ci ne li ngay jar mën nga koo jël ñu taxawee ñaxtu tey ji ci talaata ji Cheikh Seck moo yoroon seen kàddu ñu jot koo teewlu ak suñu naataango xooxaandoog ma ñu demaloo. système LMD moom moo am fépp. licence, master, doctorat. Parfois, vous êtes docteur, les gens pensent que c'est du domaine uniquement de ceux qui viennent de la faculté de médecine. C'est totalement faux. Il y a plusieurs corps dans le secteur de la santé qui font leur doctorat. Quand le doctorat, nous avons fait au Sénégal parce que nous avons fait au Sénégal, di dem ay Canada wala di dem ay Laval wala di dem ay France ak feneen di fa def seen doctorat fii lañ ko war a defee ci dëkk bi li gën a graaw mooy ñi nga xam ne depuis 84 am nañ seen doctorat yooyu ñëw fii au Sénégal. amuñu benn avantage statutaire lié à le diplôme fu mu toll nii syndicats yi waxtaan nañ boo gisee tey ñu def lii nii c'est parce que on se prépare à des grèves on va paralyser tout le système de santé dafa am ñoo xam ne déposé wu doon préavis de grève mais dinañ déposer préavis de grève bu délai bi matee dans 1 mois je vous garantis que structure sanitaire yeeg service yëpp nañ ko tëj ba lu mu jaral état ñun duñu ko jaral bu demee ba nga xam ne xajatuñ fi ñun ñëpp ñu démissionné yéen a ngi dem ci hôpitaux yi xamu leen ñu leen di faj dama leen wax lu leer naññ gis leen nag hôpitaux yi nit ñi di sol ay blouse rek mais bul xam kan ngeen di tasanteel parce que il essaie de combler boobu ñu combler chaque année nga gis dans la fonction le 1er avril ba le passé 2020 gis nañ recrutement ay centaines de personnes kenn koo xam ni am na diplôme wala qualification am na ci amul ñu indi leen ñoom ñëpp versé leen dans le secteur de la santé.
ñu wax ci feneen fu am yëngu-yëngu muy wàllu njàng mi ginnaaw paj mi muy nag juróomi junni yoo xam ni nguuru Sénégal mu ngi leen di laaj seeni kayit ñu déposé ko ci wàllu site ba ñu leen jagleel ñu mën leen a jël waa SAEMS ak UDEN ni du ci dal njàng mi duñ ko sorxo dañoo bëgg lépp leer dossier nañu ko jaarle fa mu war a jaaree Moussa Sène moo leen seeti ca seeni màkkaan. dañ ko rafetlu woon waane ginnaaw bu directeur bu communication ak formation génnee ni recrutement bi dañ koy def ci dépôt dossier ñu bëri nag am ci mbetteel ku mel ni waa SAEMS buñ sokkandikoo ci El Hadj Malick Youm nekk secrétaire général adjoint bu syndicat bile. ndaxte ci defin wi dégg nañu ministère bi déjà ñoom ñu génn ñu ne alors dañ koy def ci dépôt de dossier commencé tamit di wax ne am na beneen bu ñu wax ne plateforme ñun ñu leen di wax ne booy recruter ci système bi recruter ci yeneen secteurs yi parce que fii dafa am loi bu ñuy wax 6133 loi 97-17 ak amit décret bu 1977 buy régir les statuts particuliers du secteur de l'enseignement ñu ne ñetti yooyu fokk ñu respecté ko kon fii mënul doon recrutement boo xam day niroog quota sécuritaire yi fi amoon ni jamono. Abdourahmane Gueye nag nekk secrétaire général bu UDEN rafetluwul benn yoon dogal bile. tey dañu am mbetteel bi ñu déggee Moustapha Diagne mu wax mbetteel la ñu am te jàpp nañ ne lii ñuy def nii day wane ne ñoom maanaam njàngale mi soxalu leen. lii ñuy wax nii c'est pour ñu mën a caser seen clientèle politique. moom mu yokk di naan li ni mel dañ ko war a def ci nu mu waree. li nga xam ne moom la ñuy ñaan gouvernement bi mooy ñu organiser en bonne et due forme ab concours ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a méritant ñu sélectionner leen. El Hadj Malick Youm nag ni gouvernement bi lu mu nar du jàmm ba tax rek mu koy wax mu def ko ci transparence structure yooyu FASTEF si la bokk structure yooyu CRFPE si la bokk la direction des examens et concours si la bokk ñooñu ñoo war a toog définir ensemble ni ñu koy defee ak syndicats yi pour que mu doon recrutement bu transparent. recrutement juróomi junni enseignants yi nag déjà indi na coow ci diggante acteurs yi ngànk njàng mi njàngale mi loolu sax tax na ba yenn syndicats yi dinañ daje seen biir ngir rek waxtaane mbir mi lee. dañuy delluwaat ci njàng mi wute diwaanu Jolof foofa ñi nga xam ne ñoo dëkkee ca diwaan ba taxawal nañu seenu kuréel tuddee ko taxawu Jolof ci wàllu paj mi wàcc ca mbedd ma góor ak jigéen mag ak ndaw la leen wàcce nag mooy seen hôpital ba nañu ñi moom lay doxee muy màggaloo kilifa ga ñu ne yëf ya daa cher ba daanaka dañu ñëw duñu mën a faju ñibbi waa seeni kër la fay duggoo koppar sax fa muy jaar tey na seen xel ba ñu bëgg ñu audité ko mbaa mu amal leen suñu nattangoo Dudu Caan jot na cee waxtaan ak kii di Momar Thiam mooy yoroon kàddu was askan wa dëkkee Jolof ñu ànd teewlu leen. xam ne kat askan wi seen doole yi àggut fenn fi ñu bëgg cherté bi am biir hôpital mu wàññeeku lool ba askan wi donte ne hôpital bi rafet na lool taaru na mais ñi mun caa dem buñ fa jógee mën a dem faju ji. ñoom ñëpp ñu ànd tënk point yi ne wax dëgg fa yàlla mooy suñuy revendication bi ci njëkk mooy. directeur hôpital bi na dem. na dem. ba pare gestion bi nañ ko auditer bi ci toppaat mooy conseil d'administration bi en tout cas fii au niveau de Jolof kenn xamul kañ leen ko sos kenn xamul kañ leen ko renouveler darab yi nga xamante ni bii dañ koy jaay hôpital Magatte Lô kun fa hospitalisé na dakk loolu aussi ñaxtu la boo xamante ni bii askan ñu ngi koy wax. baisse des tarifications mooy wàññi njëg yi bu baax a baax ci biir hôpital bi. ñu jël en charge imputation yi pour fonctionnaires yi mag ñi ak li ñuy wax césarienne comme ni ma ko waxee woon léegi loolu état moo ne acte yi nga fay def prestation yi ngay def ci biir hôpitaux yi pour sésame ak césarienne waroo cee fay dara su moyen ordonnance yi. te boo demee fii ba pas plus tard que bërki démb gis nañ ci mag moo xamante ne bii mi ngi ci réseaux sociaux yi ñaari ticket lañ ko defalal benn bi fayu ci dara benn bi analyser ak yëpp da koo fay. kon monsieur le préfet loolu aussi wax dëgg fi yàlla bëgg nañ ñu xool ban taxawaay lañ ciy taxaw bëgg nañ aussi hôpital Magatte Lô niveau bi mu nekk niveau 1 ñu jëlee ko fa yóbbu ko niveau 2. coowal suuf mën naa jeex balaa yàgg ci Ndakaaru bu ñu sukkandikoo ci kàddu kilifa gi di directeur général bu société aménagement ak foncier waaye tamit rénovation urbaine moom la ñu ko dénk ba mu yëkkatee ay kàddoom moom Maysa Mayakoor Diouf ni lépp loo xam ne rek moo jëm ci wàllu suuf dinañu teg ak commission càmbar ko bu kenn ku ci ne la nga moom nga jël ko ñi moomu ñu seppi seen loxo sànni jàmm mën a am ñu teewlu comme moom Maysa Mayakoor Diouf ak Théodore Semedo. si moom jaxasoo na mais nag président Macky Sall mu ngi ci wut ay jéego parce que depuis
bi ñu ko falaatee léegi lancé na programme bu mag buy permettre état bi dugal loxoom ci suuf si muy le programme zéro bidonville ñu am ambition nag tabax 100 000 logements waaye dañ koy tabax ci ay suuf soo xamante ne dañ koy aménager mu am tali am ndox am courant loolu day tax zéro bidon day tax inondation yi ak bidonville yi dootul am ci Sénégal loolu nag mu nekk lu am solo loo xamante ne bu ci état bi dugalee loxoom coow yi yëpp dina dañ te may wax rek ne ñu ngi waaj a réviser le code de l'urbanisme et le code de la construction loolu dinañu permettre nag ñu régler beaucoup de problèmes loolu daal moo nekkoon li ma bëggoon wax ci suuf si. Théodore Semedo la ñuy desal bi yoon ci wàllu politique Kër Massar maire ba di Moustapha Mbengue ñetteeg bëtam seesam boobu bari na ay coow judd na fa waaye waa APR am nañu jóg ni dootuñu ko jiital léegi ñu yegg ca local ya te dootuñu ko may dara coowaloo ba ak Théodore Semedo mu ngi ci ay leeral. xeex ngir jël mairie Kër Massar mu ngi wéy di law ndaxte coordonnateur communal des cadres bu APR bi nekk ci gox boobu Pape Ibrahima Demba ak ñoñoom ñoom ñu ngi wax ne tey lañ gën a taxaw ngir mën a jël mairie bi amuñu benn tuutukaay gannaaw bi nga xam ne dañ doon amal benn réunion publique d'information ci quartier unité 4 te kii di Fatou Thiaw Tine doon ko organiser. pare nañ pour sampal ndënd APR ñun grand cadre CCR ko la COJER mooy les sages les femmes pare naat commune bu Kër Massar amul benn parti politique bu mën a taxawati fii ci kanam APR. ku ñu àndalul mënoo gañe fii Kër Massar ndax fii Pape Ibrahima Demba moo yore base politique bi. ñoom ba tey jot nañ yëkkati seen kàddu di rafetlu jéego yi jiitu réew bi teg ngir mën a suqali seen gox lu ci mel ni taxali leen ak embouteillage yi ak mbënd bi waaye di sàkku moom ba tey mu daal di leen gën a dooleel ngir ñu mën a gën a taxaw ngir waajal jongante yi nga xam ne moo jëm ci bokk moomeel yi. inondation bu Kër Massar dañoo yàgg jooytu inondation te boo xoolee fii ñu nekk nii fii le président Macky Sall ñëwoon mu déclaré fi canalisation avec un projet de moins de milliards bi mu ko déclaré ça ne fait même pas 2 mois projet mooy à démarrer tey jii hivernage bii di ñëw bu soobee yàlla côté bi dootuñ jooytu ndox incha allah loolu mooy exemple yi autorité tey jii ni Kër Massar embouteillage ñu sonal mais tey jii tey le projet autopont bi mu commencé. di wax le président Macky Sall mu gestu Pape Ibrahima Demba. président li ma koy wax mooy kan après Pape Ibrahima Demba parce que APR bu daanul fii Kër Massar Pape Ibrahima Demba moo tax APR daanul Kër Massar moo ko téye ci loxoom. animation politique boobu ki nga xam ne moo nekk responsable politique national ci APR ci militaire Fatick Maysa Mayekor Diouf di ko rafetlu. yii Pape Demba def nii mu nekk lu am solo mu nekk nag loo xamante ne fuñ ko def ci Sénégal suñ may invité ma am jot dinaa ñëw parce que loolu la président Macky Sall bëgg. yéen a ko yéen fii si diwaan Kër Massar Théodore Semedo pour Walfadjri. ñu wutali Tëngéej ci foofaat wàllu politique la ñu fay wax waa Benno Bokk Yaakaar assemblée générale bi coordination départementale ba doon amal 2 fukki parti ak ñeent lu jëm ci 12 collectivité locale ñoom ñëpp ak mouvement yi ca booto teew nañu Nazib Sagna la ñu fay fekki muñ duñu ay leeral. coordination départementale bu Benno Bokk Yaakaar def na benn assemblée générale fii si terrain HLM occasion boo xam ne ni waa mouvement présidentiel bi dañ ko saisir pour mën a wax ak opposition pour ñoom nag opposition bi si élection bi amee si fan yi sax yu néew ñëw nii ñoom ñooy remporté fii si département bu Tëngéej ndaxte amuñu benn opposition seen kanam ñu déglu Omar Gueye muy coordonnateur départemental. La coalition Benno Bokk Yaakaar est déjà prête pour les échéances futures et se fixe comme objectif de gagner toutes les collectivités territoriales du département de Rufisque pour les prochaines échéances. Omar Gueye nag bu mu jëlee parole bi jox na kaddu bi ñëpp ñu fi nekk muy ñoo xam ne ni dañ bokk si mouvance présidentielle muy jox tamit kaddu maire yu fa nekk pour mën a wax seen biir jox na tamit kaddu mouvement yoo xam ne dañuy affilié Benno Bokk Yaakaar ñoom nag lépp lu ñu wax moo di mbiru liggéey lañ gën a wax Omar Gueye nag def na bilan président Macky Sall seen kanam ñu déglu ko. 2012 président Macky Sall ñëwee lan la ñu gis daf ñu indil xalaat bu bees bu ñuy wooyee plan Sénégal émergent bu ñu jëlee axe 1 ñu jël énergie ak infrastructure ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku les émeutes de l'électricité bi président Macky Sall ñëwee actuellement am nañ lu ëpp 1500 mégawatts ñaareel bi autoroute fanweeri kilomètre ak ñaar am nañ lu ëpp 225 kilomètres d'autoroute ci lu matul juróom-ñetti at
indi na couverture maladie universelle loolu amul woon avant indi na carte d'égalité des chances loolu amul woon avant indi na li nga xamante ni mooy bourse de sécurité familiale amul woon avant muy ñëw. Assemblée générale bi nag gis na participation 24 partis politiques 12 maires yu